voilà mbokk yi altine 8 mars 2021 ñu ngi fii ci place de l'Obélisque gannaaw ba nga xamante ne di opposition bi activistes yi ak ñi nga xamante ni ñoo di population bi yëpp sàkku nañu libération ki nga xamante ne di moo di njiitu Pastef di Ousmane Sonko. ñoom nag ñi nga xamante ni ñoo di opposition bi dañu tëraloon ne dañuy def ay manifestations 72 heures de manifestation commencé ce lundi tey jii nag loolu lañ bëggoon a amal waaye boo leen xoolee sama ginnaaw di ngeen gis ne population bi ñu ngi taxaw ci place de l'Obélisque waaye takk der yi mayuñu leen dara ndax fi mu toll nii fépp foo xamante ni buntu la bu ndaw ñi war a mën a jaaree ngir ñëw ci place de l'Obélisque dañ ko tëj teewul ndaw ñi dañu teel a ñëw moo tax fi mu toll nii ci ginnaaw mu ngi jax-jax yi dégg ngeen noonu tiir yi dañ leen di bàyyi ñu dugg xool lan mooy xew tey fii nii di altine 8 mars 2021 lan mooy xew ci place de l'Obélisque ñu seetaan ndoor ko. noonu waaye nag mënuñoo avancer parce que takk der yi bi pa moom seen système neexut a jéggi parce que benn yoon la donc benn entrée la yeneen entrée yëpp dañ ko tëj kon donc jàkkaarloo rek moo mën a am moo tax ñoom fa ñu taxaw la ñuy taxaw di mën a sànni xeer du ñu mën a yegg si ndax bile pa moom vraiment takk der yi waajal nañ ko xam naa am nañu renfort yu bari ci ginnaaw oto yi ñoo ngi leen di gis ñuy ram noonu di ñëw ci kanam daal lépp dina leer ndax dinañ leen permettez discours yi ñu bëggoon a jàllale tey jii. takk der yaa ngi avancé attention qu'est-ce qui va se passer en tout cas mbaa duñ leen fekk sa place de l'Obélisque takk der yaa ngi avancé attention ruq yëpp ñoo ngi tiré gars yi ñoo ngi tiré ci ruq yëpp oto yaa ngi avancé takk der yaa ngi avancé lan moo nar a xew ci place de l'Obélisque place de la nation yëf yi tàng na jër cin luy baax la fépp a ngi tàng ruq yëpp ñoo ngi tiré yaa ngi gis noonu ca ruq bale ñoo ngi tiré ruq bale ñoo ngi tiré jëm ca place de l'Obélisque xanaa dañ leen a bëgg a jëlee ca place de l'Obélisque looloo jar a laaj ndax dañ leen a bëgg a jëlee ca place ba man de damay dumoo yu ngir mën a wax ndax saxaar si musiba la bu duggee sa bët dootoo mën a noyyi saxaar saak may rey partager pour permettre ñeneen ñi ñu mën a seetaan place de l'Obélisque tas na ngàtte place de l'Obélisque tas na. li fi nekkoon ci ndaw ñëpp daw nanu tey dafa mel ne beneen stratégie la noonu la fi mu toll nii Ndoye Mali Marème Ndoye xale ya tasaaroo nañ ci place de l'Obélisque sànq ba léegi ñëwoon nañ ba fii waaye fi mu toll nii takk der yi jël nañ seen place
dañ doon avancer ay kiosque Orange Money ngir barrage pour mën a gën a jege takk der yi waaye takk der yi jël nañ place boobu yëpp yéen a ngi gis renforcer nañu mu ngi noonu lii moo fi xew waaw mu ngi nii de Sara maa ngi moytu bu baax a baax xeer yi day xam naa ne balaa muy jugaat fii yaakaar naa dana yàgg ndax fi mu toll nii xale yi sori nañ lool waaw xale yi sori nañ lool ngatte sama caméraman mu nga ca liggéey ba jaaraama enquête 221 mu ngi noonu dafa mel ne maa ngi dégg riiru hélico xoolal ma policier bi fi mu yéeg xoolal ma wile policier fi mu yéeg lii yëpp dañoo bëgg a tasaare rek ndaw ñi ndax abuñu autorisation mu ngi noonu fi mu toll nii nag léegi wax ji jeex ndaxte 16h lañ joxe woon te jamono ji 16h jot na ba tegal ba 17h moins 17h moins ah dafa mel ne Sonko mi ñu doon xaar ragal nañ ne du yegsi ndax xale yi tasaaroon nañ Sonko mi ñu doon xaar bu ñu moytuwul du yegsi ndaxte xale yi tasaaroon nañ ñun fi ñu taxaw nii baaxut ndax xale yi takk der yi la ñuy visé te ñun dañoo sës takk der yi attention xale yi visé nañu ñële nga xam ne ñoo ngi ca garab ga attention gars yi accéléré nañu attention ñoo ngay accéléré takk der yaa ngi avancé ñoo ngay avancé bu ñu moytuwul nag place de l'Obélisque bi lépp kenn dootu fi taxaw yéen a ngi dégg bombardement yooyu yéen a ngi dégg oto yaa ngay avancé oto bi day accéléré mu ngi noonu oto bi day accéléré te waaw moo ngi noonu gendarmerie ngoog gendarmerie ñoo jël gauche police jël droite gars yi ngay joxe ñoo ngay joxe directive yi ñoo ngay avancé mu ngi noonu benn direction rek lañ leen jox directive benn direction rek waaw mooy yoonu université Cheikh Anta Diop waay Samba nee na ko dóoral li nga fexe lépp li nga defoon lépp dóor ko waaw kay mu ngoog laa ilaaha illallah waay dëkk baa ngi tag bombardement yi gendarmerie amuñ caaxaan ñu ngay avancé daw nanu laa ilaaha illallah gendarmerie ngay daw oto yaa ngay daw gendarmerie ngi avancé xale ya daw nanu tey amul naxaate tey seral amul ki rasulilaay xale yi daw nañu génn nañu place de l'Obélisque dàq nañu leen ci place de l'Obélisque comme nañ ko defee woon fan yële passé lii moo xew fii ci place de l'Obélisque voilà oto Croix-Rouge baa ngi noonu ñoom dañuy wallu sànq maa ngi gis koo xamante ne nii dañoo dajji dañ koo jam ci dënn am na benn waay boo xam dañ koo jam ci dënn mu nekk ci ruq ba gis ngeen Croix-Rouge yu ngi noonu waa Croix-Rouge ngi noonu am na secours Croix-Rouge yu nekk na le kon nag ñoo avancé xool ba xam xale yi tey gendarmerie may leen dara mu ngi noonu yéen a ngi dégg il faut ma dem ci kanam xool bombardement yi ni muy demee faaw ma dem ci kanam xool bombardement yi ni muy demee partagez dans vos groupes WhatsApp gars yi ñëw seetaan gars yi de ay keesi grenade lañ yor mu ngi nii te dañuy sol di dóor rek xoolal ma bombardement yi ci rasulilaay ay Dakar waxuma la toj waaye mu ngay xoolal ñu ngay chargé gars yi ngay chargé te la ñuy chargé lépp la ñuy dóorandoor tell gi daa di bëri lool li mooy gendarme Fulaadu ñu ngi nii tubarkalla laa ilaha illallah waay tell gi nar naa tojati nañ leen seetaan tell gi ay waay bisu jigéen ñi tey bisu grenade la tey bisu grenade la xoolal ma sama caméraman ba la muy jël xoolal ma sama caméraman ba la muy jël tell gi la nar a jël nee na leen dem leen na xale yi wàññeeku jéggi leen tali bi bu nu wàññeeku wër rek musiba am voilà gars yi nee na ñu ne am na ñu wàcc ñëw dindi yi nga xam ne mooy xeer yi ci buntu bi ak ci mbedd mi voilà actuellement musiba mbaba kuba moo am fii waaw vidé nañu tali bi yëpp wala oto bi def doon dem faf daal taxaw journaliste baa ngi jàppale oto gendarme ba voilà nee na nañu wàcc leen ña nekk ca biir nañu wàcc dindi li nga xamante ne mooy xat-xat yi ci am Walfadjri ji ñëw na
Walfadjri leeru jamono ngoog ñëw nañ couvrir si moment yi allahu akbar dafa mel ne dàq nañ leen nag fi mu toll nii dàq nañ leen maam fi ñu toll place de l'Obélisque dàq nañ leen place de l'Obélisque waaye Mor gars yi seen sonorisation bi ñu yor dafa mel ne mu nekk na leen sonorisation loolu mooy sabar gu tas loolu asalaw bee ko doon fecc sabar gu tas la loolu rythme sabar la xoolal ma fële la may dégg noonu dafa mel ne sonorisation bi la waaw waajee ngiy dugal xoolal la may dugalee xoolal la muy dugalee xoolal ma waaji li muy dugalee xoolal waaji la muy dugalee laa ilaha illallah laa ilaha illallah place de l'Obélisque tas na xale nekkatu fa xoolal ma li muy dóor kaay ma may leen ni muy dóoree lii yëpp fii ngeen koy amee ci enquête 221 kaay ma wala ni muy dóoree xoolal ma laa ilaha illallah fi mu toll nii nag moom xale yi jugee nañu place de l'Obélisque jugee nañ fa fi mu toll nii jugee nañ place de l'Obélisque xoolal ma bombardement yi rek laa ilaha illallah ay waay Samba loolu lu mu wooy samay nopp a ngi riir ngàtte nopp yaa ngi riir mbaa jëloo ko bul jël loolu baaxul kaay balaa ñu koy jox ay waay loolu baaxul loolu baaxul ngàtte boobu baaxul nee na ñu puus dañoo war a dóor ay bomb nee na ñu puus dañoo war a dóor ay bal ay waay xoolal ma loolu xoolal ma dóor yooyu waajaa ngi ne la te xam nga nag li nga dégg riir googu. alors ñu ngi fii côté Kennedy. di ma ko voilà attention affaire bi daal man jommal na ma. voilà waa ji ci koñ bi la dëkk xam naa gardien la miin na leen nee na jàmm lay woote ma ngay yuuxu waaye gendre bi nee na ko yow vous êtes kii yow yaay kan laa ilaaha xale yaa ngi ne fii jar yuurul jaar laa ilaaha illallah Mor loo ci xamul ruq yëpp xale yaa ngi fa xale yaa ngi ci ruq yëpp te Ndakaaru ni mu bindoo baaxut ndax fu ne ruq la moo tax fu ne xeer mën na fa jógee mooy su leen sama jigéen journaliste bi wañeeku leen moo gën te ngeen bàyyi xel seen ndong yi wóorul à tout moment xeer mën na ñëw bàyyi leen xel ndong yi waa Seneweb bàyyi leen xel. suñu ndong yi kay moom. aqee coincé leen ba seen biir caserne bi leen dóor ay xeer ba keroog renfort GIGN lañ wàccee GIGN ba mu wàccee mënul maîtriser booy yi dafa delluwaat dugg tey nag ñu gis booy détermination bi ñoom wala waajaa ngi dóor ci kaw 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 wala taxawaat nañ gaa yaa noonu mais Issa xam nga lu gën a grave mooy xoolal waa gendarmerie bële waat fële man li ma jaaxal mooy auto gendarme bu nekk na le xale yi di romb ne kon ñu doon manifester yi dem nañ gaa yaa ngi noonu vraiment mu nekk affaire bu yéeme daal yéeme jaajëf ma xaali ñu ngi ziar gaa yaa ngi noonu xool leen Issa mi ngi noonu toog leen Issa mi ngi jël illallah am yëpp nag gendarme yi ñoo nga taxaw foofu ce qui veut dire que donc zone bi yëpp libre na xanaa ñi nekk ci ruq-ruqaat yi gis nga de gendarme mu ngi naan leen puus leen dem leen bala bu leen dëgër bopp bu leen dëgëree bopp ñoom loolu la ñuy bañ dem bu ne la demal rek demal waaw demal su ne la demal rek demal su ne la demal rek demal ndeysaan ak ñoo bëgg jàmm xoolal ma bàyyi nañu oto presse bi mu jàll waa Dakar Actu la waa si les gendarmes ñi xamul seen liggéey mooy régner jàmm ci mim réew mu ngi noonu laa ilaha illallah laay maa ngi moytu ñang xarañ ñang baalo maa ngi moytu bu baax
lu ma mën maa ngi koy def xoolal ma rek waa Croix-Rouge jàmbaar yi te il y a une trentaine de gendarmes yu taxaw noonu gis nga leen noonu ngàtte nee na ma ñëw maa ngi ñëw taxaw seen kanam day wóorut ngàtte li nga ñeme wu ma ko xoolal ma sama caméraman bi mission bi li nga ñeme wu ma ko taxaw seen kanam di leen caméra loolu moom du ma ko def parce que ñoom buñ ne leen peut tirer rek ñu tirer kon nag moytul ngàtte arrière ay waay xoolal ma caméraman man caméraman yi am nañ fit xaaral ma puus man laay sekk njaga isa jey sekki mori ngoone sama am da laa soxla ñu noonu dafa mel ni seen kilifa gi mu ngi ñëw ñàkkul ay directive lay bëgg a joxe waaw maa ngi kay di la bàyyi xel dégg nga ko directive yaa ngoog À droite, il y a une ouverture là, vous tenez mu ngi noonu je l'adore sa façon de parler mu ngi noonu j'adore sa façon de parler non tey dama kii dama suur këll dama lekk ba suur nag tabarkàlla gis nga maye nañu yoon wi ngàtte li xew fii ci Fass jógee ko nañu ca caserne Samba Diéry Diallo dàq xale yi xaaj leen ñaar gars yi jaar nii police jël leen ñii jaar nii gendarmerie jël leen fi mu toll nii gendarmerie yi dàqe nañ xale ya ba université Cheikh Anta Diop de Dakar police yi dàq xale ya ba Colobane fi mu toll nii li fi xew fii ci Sam ñu ngi xool dispersé nañu gendarme yi ñenn ñi topp nañu xale yi ñu ngi wàññeeku xaw ma nag. fajal gaal ki lan moo ko dal mais moom lan génn ñoom ñooy taxaw ne benn booy bu mu génn ñii ñooy suñuy kilifa kii deful dara fii la taxaw sànq ba léegi di canaliser ay doomam gars yi ñëw dugg si biir di ko dóor la karamaseen li ñu def teguñu ko fenn nii la ñuy def di rey nit ñi nañu xam ni ñuy dóor ñoom gis nañ bu baax ñuy sànni affaire yoon mais defuñu dara ndax ñii ñooy taxaw fii di anal ñii ñoo war a taxaw fii taxaw parce que loolu la doon bañ gars yi jaawale ku dugg mu ne nañ génn ñun fii lañ taxaw mu ne leen bu leen nangu ko fi dugg parce que yéen ñuy bañ waaw da doon dàq ñu dëkku si yoon parce que ñun à chaque fois fii bu dara ne ñun dañuy sonn te lii lu yoon dañu war a dimbali ñi fi dëkkul ñoo fii ñëw dañuy bàyyi seen papa ak seen yaay fële ñun suñu ay papa ak suñu yaay fii lañ dëkk ñun fii lañ juddoo mosoo leen dégg waa Fass def benn affaire wala kii policier bu ñu fi ñëwee dañuy taxaw ñu ne la ñun xeexuñu mais tamit nañ ñu dimbali xoolal nii nit nga tiim ko door ko la karamaseen waaw ñii nañ dimbali waaye tamit alors ñoo ko déggandoo ki donc ki ñu gaañ ci bopp benn habitant wu Fass la. Est-ce que Sonko peut faire une déclaration aujourd'hui dina def déclaration léegi
waaw mu ngi noonu xale bi ñoo ngi koy yéegal dañ ko njëkk a dugal ci buntu bële ne foofu dafa xat ñu dugal ko fële ñoo ngi koy dugal ci beneen oto bi yéen a ngi gis noonu ñoo ngi koy dugal xale bi dañ koo jàpp xale bi dañ koo jàpp ñoo ngi koy jaabanteel rek ñoo ngi koy jaabanteel yóbbu nañ ko ci buntu bële yóbbaat nañ ko ci beneen bi yóbbu nañ ko ca gannaaw dafa mel ne oto yi dañoo xat cey xale bi day xam naa ne bi dégg ngeen noonu ñuy yuuxu damay bëgg ngeen di moytu nag ndax gars yi moom moytu leen de journaliste yi ñu de sànni defuñ ko muy dara bal perdu moom waaw mu ngi noonu kon boog traversé na ngàtte bal yaa ngi noonu ñuy chargé gars yi nag dafa am ñu nekk ci biir jardin bi moo tax dañuy sànniwaale ci biir jardin bi gis nga waa ji xoolal waa jële xool ko lam nar dégg nga dóor na benn mu ngay chargé waat dégg nga mu ngay demander information ndax la ma dóor baax na est-ce que la ma dóor baax na bu baaxul waxul ma dolli mu ngoog tubaarkal la jaafaal nee na ma ngàtt mii day deful attention ay traversé bal perdu day bisi ba naaru laay la gaa yi ngi chargé gis ngeen ko nii jàkkaarloog xale yi dañoo taaloon fële gis nga ko nale ñu noonu dañ leen a aaye woon atub yàllaa ngi nii kenn duggul ci jardin bi xale yi nag dañoo dajji buntu wi fii ci place de l'Obélisque dugg ci jardin bi tasaaroo fi dàqante gi mel ni tulleeg man la ci diggante ñoom ak policiers yi ak gendarme yi waaw Bassirou Diop nee na ma ngàtt de gàttul mu ngoog tubaarkàlla gis ngeen ni ñuy chargé xoolal ma xool ndax dinaa leen ko mën a kiyal xaaral ma xool ngàtteeg ma koy jëlal xoolal ma lay ngàtt di jël rek gars yi chargé nañ te buñ chargé pare rek dañuy avancé tuuti rek teg ko ci di telli loolu lay mission bi ngàttee gars yi ngay chargé jëlal ma ni ñuy chargé rasulilaay sama rasa bi ngàttee ngoog xale yaa ngay puus gendarme ba ree na gendarme ba ree na nee na xale yi dëgër nañ bopp puus nañ leen puus ñu ne duñu puus xale yaa ngay indi dajji nañ ab Orange Money parce que ne ko puus ngir di moytu grenade lacrymogène yi xale yi noo dëgër bopp gars yi di chargé waaye ñoom ñu ngi chargé rek xam naa ne seen pax yi yëpp xam naa buñ ne teel moom leneen ngay dégg mbay peer en tout cas gis ngeen noonu ñuy chargé rek ñu ngi chargé rek Bassirou nee na ndaanaan nga xoolal ma gàtte la muy jël la ilaha illallah benn loxo la téye camarade ngi noonu gars yi day seen kees lañu yor kees lacrymogène di chargé rek li ñu nar nag te xoolal ma xale yi day ay fukki at ngay gis fukki at ak juróom buñ ko amee ëpp na mu ngi noonu gis ngeen leen noonu gis ngeen leen noonu laa ilaha illallah sama gars yi des fois ñu reeree gu sew ngàtte des fois nga gis leen ñu reeree gu sew des fois ñu ñàngal des fois ñu seddal tubaarkàlla waa ji jaay glace boobu mayoon ma jël laa ilaaha illallah ngàtte xaaral ma xoolal safan si ñoom voilà donc du ñàkk ñu dóoraat leen ay projectiles pour ñu reculer un peu.
Gendarme yi ñi ngi avancé nank-nank vers la foule. Au fond ñi ngi seen quand même benn foule bu assez conséquente. Ok, ñi ngi yuuxu ñi ngi exprimer seen colère ñi ngi sànni ay xeer. Voilà, gendarme yi aussi ñi ngi riposter, les forces de l'ordre ñi ngi sànni seeni ay projectiles. Il y avait benn barrière bu ñu defoon wala bu manifestant yi defoon ñi ngi koy dindi pour mën a am accès. Voilà, gis nañ ne daal am na benn kiosque bu ñu bind poulet viande et cetera bu ñu jël teg ko noonu ci suuf donc ñu yaakaar ne que en tout cas ki ci investiroon xaalisam pour dimbali njabootam moom déjà voilà quoi dina am ay impact ci moom. Voilà, situation bi mi ngi gën a tar yéen a ngi koy dégg yéen a ngi dégg tir de projectile yi waaw manifestants yi tas nañ dugg nañ ci biir koñ yi encore gendarme yi ñi ngi avancé il ne lâche absolument rien du tout am na benn manifestant bi ñuy dàq ji pour jéem ko jàpp noonu daanu na daw nañ rëcc nañ rëcc nañ. nga ko noonu élément dañoo am urgence xaw ma nag lu xew waaye urgence la ñu am mu ngi noonu gis ngeen waa ji gis ngeen xale bi urgence la xale bu góor la urgence la mu ngi noonu urgence la gis ngeen ko noonu ñu koy yóbbu ci oto bi lañ koy dugal gis ngeen noonu ñu ngi koy dugal ci oto bi urgence la nekk gis ngeen waa Croix-Rouge gis ngeen waa Croix-Rouge macha allah liggéey bi rafet na liggéey lu mu mën la xale bi waaw. Chers internautes du Enquête 221 lii la ñu leen jëlaloon fi nga xamante ni moo di place de l'Obélisque gannaaw ba nga xamante ni opposition bi amaloon nañu décrété woon nañu sax laay wax 72 heures de manifestation fi nga xamante ni moo di place de l'Obélisque tey jii dañu ñëw fekk gendarme yi yéen a ko gisandoor ñoom ñëpp ñu fàtt fépp foo xamante ne nii buntu la boo xam ne manifestants yi war nañ fa mën a jógee tey daal dañu jiitu ñi nga xam ne mooy manifestants yi gis ngeen tey ni mu taree metti woon lool waaye nag yomboon ci ñoom lool parce que presque zone yëpp dañ ko maîtriser woon lii la ñu leen jëlaloon fi nga xamante ni moo di place de l'Obélisque est-ce que suba manifestants yi dinañ ñëwaat ci terrain bi parce que 72 heures la ñu waxoon waaw wala déet en tout cas Ousmane Sonko mi nga xam ne moo waraloon coow li moom def na déclaration déglu ngeen ko ci Enquête 221 kon nag dañuy ànd ak yéen ci lépp loo xamante ni actualité la restez connectés sur Enquête 221 abonnez-vous le meilleur et sur Enquête 221